salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi gannaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Touba Xaadimu Rasuul yàlla na yàlla yokk leeram tas ci bàkkeem di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaanal ki nga xam ne mooy suñu buntu yoon bi Serigne Mouhass Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem. alors seen émission tolluwaay jamono tey jii ñu fas yéene dalal ab kàngang boo xam ne dafay yëngu ci wàllu politique ñu gën ko xam ci Fatou Gueye Diouf. Fatou Gueye Diouf mooy directrice stratégie suivi évaluation au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc di adjointe au maire de la commune des HLM depuis 2014. Président du mouvement Refejas, Réseau des femmes ànd jàppoo suxali sunu Sénégal. vice coordonnatrice Macky 2012 nuyu nañ la. ñu ngi lay fay Diop Abdoulaye Diop donc ñu ngi nuyu ñi ñu fi fekk fii yëpp ci rajo bi di nuyu seen téléspectateurs yëpp waa Sénégal yëpp di ñaanal tamit sangu yu tedd yi sangu yu baax yi nga fi lim ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal. waaye it di dellu di ñaan yàlla suñu borom mu defaral ñu tawféex muccale ci barke weeru rajab bi ñu dëgmal donc ñu ngi koy ñaan te ñu ngi lay dellu nuyoo yow ak sa équipe yëpp. mu mel ni bokk na ci également am nga ay distinction ci sa parcours distinction yi bokk na ci en 2018 ñu jébbal Jéego d'or 2017 li ko jiitu woon muy prix ràññee révélation politique lan mooy prix ràññee révélation politique. waaw prix ràññee révélation politique bi dañu ko joxoon ndaxte dafa am ay yëngu-yëngu yoo xam ne dañ ko amoon sur le plan politique te ñoom dañu nekk groupe boo xamante ni vraiment ñu détaché wu un tout petit peu nekk en retrait pour mën a saytu ñi nga xamante ni def nañu ay jéego ci yoonu politique bi loolu dañ ko nattoon ndaxte dama nekkoon nit ko xam nit de développement laa nekkoon donc nekk à la base jàpp ni te mu nekk lu wérit ni pour nit ñi ak suñu Sénégal pour mu dem il faut que ñu suuxat ko à partir de la base donc développement boobu laa doon def développement boobu nag kenn mënu ko tàqaleeg politique ndax si la politique faire la politique c'est l'art de gérer la cité donc booy def développement da ngay gérer cité bi booy gérer cité bi da nga nekk ci bëgg-bëggu askanu Sénégal da nga nekk ci bëgg-bëggu askanu sa gox donc loolu taxoon ba ma noonu laa ciy glissé nekk ci adjointe au maire des HLM te bu ñu nee jongante mairie gox-goxaat loolu ça veut dire que yaa ngi ci sa population yaa ngi ci suuf di suqali donc loolu processus boobu la ñooñu gisoon ba tax ñu defoon ma ràññee woon ma ci meilleure révélation politique de 2017 2018 ñu jox la Jéego d'or. waaw 2018 ñu jox ma Jéego d'or dafa fekk dañu bokk ci benn kuréel boo xamante ni bu yaatu ñu am ci taxawaay boo xamante ni di dox tamit ci développement te développement tamit ku koy wax li ci ëpp tamit jigéen ngay teg ci kanam ñu nekk di ci dox ak jigéen ñoo xam ne macha allah nekk ci Sénégal gii ñëpp xam leen ñuy dox ci développement donc ci cadre boobu tamit lañ ñu joxoon ràññee d'or boobu donc en passant maa ngi ciy dellu di delloowaat njukkal jigéen ñi ko amoon yëpp ñi ko recevoir oon parce que defe naa ni on était presque une vingtaine donc macha allah liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey tey jii ci biir Sénégal bi. loolu moo waraloon loolu. voilà mu mel ni wax nga léegi jigéen ñi si maanaam pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu activité de développement gis nañu également que jigéen ñi ñoo yor kër yi également. yow nga nekk ci benn ministère boo xam ne gis nañu ne dafa yëngu ci wàllu microfinance jigéen ñi également nekk des acteurs yoo xam ne incontournables mais nag bokk na ci seen jafe-jafe également léeg-léeg bu ñu yoree koppar du ñu xam koppar gi duñ koy jëfandikoo mu mel ni ñàkk xam-xam la daal ci wàllu finance ñu si bari sax léeg-léeg bu ñu jotee koppar gi dañ koy dugal foo xam ne waruñ ko fa woon dugal yéen tey ji mu mel ni am na benn stratégie régionale boo xam ne ñu ngi koy doxal au niveau de l'Afrique donc UEMOA suma juumul mu jëm ci wàllu éducation financière lan mooy éducation financière ak lan la war a mën a indil li nga xam ne mooy nit ñi wala bokk jigéen ñi. jërëjëf Diop xam nga boo waxee développement dañuy sant yàlla ba nga xam ne ba nga nee développement da nga ci toftal jigéen ndaxte bu ñu delloo tuuti ci jamono. tuuti rek ci jamono du doon lu sori sax noonu jigéen place bi mu amoon dafa jeggi woon dayoo sax daanaka
ndaxte bu ñuy seet demoon nañ jamono boo xam ne dañoon système bi système ci meen nga koy doonee sax xëy na après ak colonisation bi mu ñëwee la ñu def ni dondono ci geño lay nekk waaye jigéen li tax jigéen amoon boobu force moom mooy dafa nekkoon place boo xamante ni lépp da doon tourner ci wërngal ci moom ñoo yore kër yi ñoom ñooy yore njaboot yi ñoom ñooy dox jokkonteeg mbokk yi ñoom ñooy dog buumu gàcce yi donc lépp ci ñoom lay tourner ñoom ñoo yore woon su ma jëlee benn misaal bu dara ne këtt ne jonn ci biir ëtt ñoom ñooy lijjanti la nga xamante ni moom moo fay dog buumu gàcce yi donc jigéen ñi dañu mës a di détenir monopole yore xaalis boobu à travers ay natt yu ñuy doon def à travers ay ndénkaane ay ndenc yu mag ñi doon def donc loolu mooy dem di dox ba jigéen ñi daal di changer taxawin bi moom mooy parce que bu njëkk ba xam nañ ni jigéen ñi daanuñu woon di génn dañu toogoon ci ëtt yi ci kër yi boof ñëpp waaye dem nañ ba xool xam ne ci boof boobu ñuy boof dafa am lu mu war a mën a àndal ñu tàmbali di génn di dem ci yenn ay ëtt di fexe di liggéeyal seen bopp pour am lu ñu def ci seen gafa donc loolu moo passage d'un système à un autre système passage boobu nag mu nekk disons bu ñu tëbee yenn étapes yu bari parce que mënuñu ci dellu si dañu dem ci entrepreneuriat donc jigéen ñi xam ni dañu war di ñoom ci seen bopp teg ay projet wala réfléchir ci pour loo xam ne daf leen di jural koom bu juralee koom jigéen gi day jural forcément koom biir kër gi bu juralee biir kër gi koom day jural environnement proche jural ko dëkk bi mu nekk. mais loolu yëpp dañ ko doon def à travers des GPF des groupements de bu njëkk ba amul woon. bu njëkk ba amul woon ay yenn groupement yi jigéen ñi seen biir kër lañ ko doon defee. li génn boobu ñu tàmbali woon génn moo tax ñu génne woon système délocalisé ko mu nekk ci benn système bu gën a large ñu def ko ay natt commencé di def ay tontine xam nga ndaje jigéen fu mu am donc il faut que ñoom ñu am lu ñu koy agrémenté te lañ koy agrémenté moom mooy loolu mooy andi mu nekk ay groupement féminin mais booy seet ci kër gi la jógee daa dee génn ci biti ba mu génnee ci biti ñu xool xam ne waratuñu yem ci loolu dañu war a mën a autonome ci lañ tàmbale nag di créer seeni ay propre structure di war a mën a nag yóotu nag ay yeneen mécanisme yoo xamante ni daf leen di yombalal parce que xam nañ fii am na ay système classique yoo xam ne dañuy yombalal jigéen ñi yombalal entre guillemets banques yi ñi ngi fi xam nañ ni mën nañ dem ci banques yi uti ji waaye xam nañ ni it am na ay kuréel yoo xamante ni dañuy organiser wu comme banque donte duñu ay banque ñoom nañoo dem ci ñoom ñu jox leen waaye da nga poser léegi benn problématique bu am importance moom mooy manque d'éducation financière bi éducation financière dañ koy teg ci manque de formation dans sa globalité parce que bu fekkee ni jigéen bi dafa xëy tey mu am benn du ma ne sax projet mais mu am mébét bii dafa bëgg nu ñu ko ci jàppalee ba tax mu mën ko réaliser xam nga kooku war nañ ko war a mën a jàngal ni lii nga bëgg doxal balaa nga koy doxal wala balaa ngay uti ji koppar yoo xam ne moom moo la ciy jàppale foog nga xam li nga bëgg fi nga bëgg a jëm fan la. am plan bu pare. waaw foog nga xam fan nga li nga fi nga bëgg a jëm fan la bu fekkee ni xam nga fa nga bëgg a jëm moom mooy bu ma tàmbalee tey jii fii buntu rajo buntu télévision Lamp Fall bu ma waree dem fi mu toll ba université Cheikh Anta Diop war naa xam lan ak lan laay romb ci diggante bi te fu ci nekk bu ma ciy taxaw war naa xam nan laa fay taxawee. loolu la ñuy wax éducation financière. ba may àgg ci cëppaandaw gi éducation financière maanaam ci yore nin koppar mais dafa am yeneen moo ma ne une formation dans sa globalité dont l'éducation financière mi ngi ci biir. mais loolu formation bi kan la incombé kan moo ko war a former ba mu xam loolu. waaw ñi ko war a former bëri nañu ñi ko war a former ci loolu ñi yore structure de financement yi ci boppam ñoom war nañooy communiquer jëm ci jigéen ñi mais jigéen ñi yeneen type de formation au-delà de la comment on l'appelle l'éducation financière
war nañu dem ut yeneen tibu tibu formation mu mën leen jàppale ci loolu. Donc c'est une formation globale dans l'éducation financière. Mën nañ leen former ci xarale ci ay xarale jumtukaay, mën nañ leen former ci naka ngay gérer boo amee projet, naka ngay gérer sa entreprise. Bëri na ay leen mën a former. Mais éducation financière daf ci am soxla, daf ci gën a ëpp solo ndaxte moom finance bi moom ngay doxalee projet bi. te bu fekkee ne mënoo séddale mënoo xàjjale xaalis bi nga war a moom, xaalis bi nga war a fay nit ñi, xaalis bi ngay réinvestir ak naka ngay def ba uti ji ko boo ko mënul ràññetle yooyu yëpp ak sa gafa day poser problème. Mais beneen problème am na si également parce que femmes yi jigéen ñi bokk na si seen gàllankoor yu gën a mag mooy accès au crédit. Parce que du ñu am solvabilité boobu. waaw accès au crédit bi mooy garantie yi. Parce que solvabilité bi yëpp bu ñu koy wax nit ñi automatiquement dañuy xalaat garantie parce que ndono la xam ngeen ni lu mel ni suuf mën na nekk garantie mais li ci ëpp jigéen ñi amuñu accès à la terre te tey problématique la jigéen ñi lan la ñu am ay takkaay am seen kër ay fait personnel ay lalak ay congélateur ak yooyu garantie boobu di doon jafe-jafe. moo tax tey ji boo xoolee tey ji dafa am loo xamante ni daf ci am dañ ci jëm muy modèle économie sociale solidaire. Modèle économie sociale et solidaire boobu daf lay permettre bu ñu nee garantie dafa taxaw. Modèle économie solidaire mooy lan. waaw moom mooy maanaam genre mode di lëkkaloo la boo xamante ni dañuy teg ci kaw booloo dajaloo. mooy dàquñu sax kenn nit mën na nekk moom kese te nekk ci économie sociale solidaire mais dañu naan li gën mooy ngeen jël ay nit boole leen nit ñoo xamante ni seen fi ñuy taxaw day nekk chaîne de valeur ñoom ñëpp ñu boole leen dajale leen ñu mën a dox ci loolu nga xam ne mooy seen activité boobu mu mën a jur koom waaye koom boobu bu ko juree day dellu siwaat ci ñoom du doon loo xamante ni dañ koy paccoo séddale ko ku nekk dem sa poos déedéet te loolu li tax mu am solo moom mooy gis nga solvabilité boobu ngay wax ak crédibilité boobu ngay wax ak am capacité ñëw am garantie boobu xam nga tey ji bu ñu nee bu la kenn laajee garantie par exemple ne la 100 000 francs ngay andi garantie mais boo leen nekkee fukk day gën a yomb 1 million lay doon déedéet 100 000 francs garantie fukki jigéen dajaloo ku nekk 10 000 francs lay andi li ku nekk bu mu andee 10 000 francs xam nga man Diop yow doo andi sa 10 000 francs ma andi sama 10 000 francs ma toog di la xool ngay yaataayu mbéy duma la bàyyi donc di nga ma saytu danaa la saytu loolu ñun nañ lañ ciy bokkee toog ci kuréel googu moom mooy bu fekkee damay jël lu mel ni ceeb xam nga ni ceeb buñ koy béy dañ jàpp ni am na nga tool dañuy jàpp li defar nga tool bi dañuy jàpp ni war nga mën ay engrais war nga andi semence après war nga bëy boo bëyee ba pare da ngay am padi soo amee padi bi da nga koy transformer boo ko transformer ba pare da nga koy def ko en sachet et tout ça pour nag léegi xalaata jaay ko xam nga li ma la wax bi ma tàmbalee ba léegi am nga suuf am nga engrais bëy nga defar yóbbu nga transformer nga def nga ko ci ay mbuus rek da ngay jaay processus boobu yëpp chaîne de valeur boobu yëpp jigéen bu nekk dañ ko am fa ngay tegu fa ngay tegu ka nga xamante day andi engrais bi moom mooy lijjanti engrais bi kay andi ka war a jaay moom mooy am circuit de distribution ñooñu bu ñu lëkkaloo ñoom ñëpp liggéey produit bi dana ñëw parce que ku ci nekk ci fa nga nekk da nga ca def loo ci war a def produit bi dina ñëw produit bi du taxawaalu marché bi di nga ko mën a écouler parce que am na ku koy toppatoo labellisation bi yooyu yëpp di nga ko topp di nga ko dina am ku koy toppatoo donc modèle économie sociale solidaire dafa am importance dafa am importance te actuellement loolu dafa nekk modèle boo xamante ni modèle boo xam ne dafay kii jigéen ñëpp mu nekk démarche inclusive ñu ngi koy yaatal pour ñëpp dugg ci boobu modèle voilà donc di la remercier bu baax ci leeral bi ci wàllu éducation financière mu di mbir bu am solo xam naa ne loolu entre parenthèse la woon rek parce que comme que da nga yëngu ci loolu bés bu jot donc moo taxoon ñu laaj li ci waaye mu mel ni am nga beneen casquette politique nga nekk koo xam ne moom la ñu toftal
ci Macky 2012 ci këkk jiite ñu dippee la vice coordonnatrice Macky 2012 mais Macky 2012 mu mel ni temps yi coow li bëri na lan moo waral coow li. waaw Abdoulaye Diop balaa ma lay tontu ci loo xam ne damay nuyu leaderu Macky 2012 yëpp. di ci jiital le coordonnateur national. maître Moussa Diop. Vraiment di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom pour mu jébbal ko son excellence monsieur Macky Sall parce que moom mooy président wu coalition Macky 2012. donc moom mooy président damay nuyu leen ñoom ñëpp ku ci nekk. donc jox la sa wàccuwaay. te di la remercier ci liggéey bi rafet bi nga xamante ni. ñu ngi koy liggéey ci biir Macky 2012. waaw wax nga ko Macky 2012 dafa am na coow waaye mën nañ ko tuddee coow mën nañ ko bañ a tuddee coow. ndaxte vie wu organisation bu ne noonu lay demee organisation ay nit la ñu ñëw bokk benn jëmukaay ànd pour war a mën a jëm ci loolu xëj na li ñu ci dolli mooy particularité bi nga xam ne Macky 2012 daf ko am parce que Macky 2012 du parti coalition de parti la donc dafa am autonomie ku ci nekk da ngay ñëw en tant que kilifa ñëwoo en tant que militant donc ce qui fait que c'est une lourde tâche boo xam ne coordonnateur bi mi ngi ko am mooy coordonné wul ay militants day coordonné ay leaders et c'est important xam nga booy coordonné ay militants ci sa bëgg-bëgg la ñuy dox mais bii dafa wuute da ngay coordonné ay leaders ay kilifa comme yow comme yow donc dafa nekk gestion boo xamante ni gestion de hauteur la gestion boo xam ne dafa war a ànd ak bagage gestion boo xam ne aussi dafa war a ànd ak fermeté waaw parce que mais maître Moussa Diop mooy ki nga xam ne mooy coordonnateur lan la koy nit ñi jiiñ ba coow li bëri nii. bon lan lañ koy jiiñuñu ko dara il est simplement le coordonnateur de Macky 2012 qui a été élu ñi ngi ko tabb ndax bu ñu delloo tout ci gannaaw le 7 juillet 2019 dañu defaat ay renouvellement et je salue au passage le doyen depuis combien de temps mi ngi jiite Macky depuis juillet ban bi passé ok 2019 dañu renouveler les instances de Macky 2012 doyen Moustapha Fall Thié moo ko yore woon ñu def ay renouvellement comme dans toute structure boo demee ba mandat wu ñi ci nekk jot da ngay renouveler bi ñu ko renouveler vraiment il a été élu te defe naa ne yéen presse bi tey ji dara du leen të ndax da ngeen am pour mën a jëli ji image yi pour mën a jëli ji son yi te defe naa ne am nañ seen ay naataango yu bëri yu fa nekkoon ci bés boobu donc il a été élu par ses pairs démocratiquement vote la ñu def nit ñi élire ko et il y avait d'autres personnes yoo xam ni dañu bëggoon loolu ils sont passés au vote ñu dem au vote maître Moussa Diop a gagné l'a remporté démocratiquement mais nag certes li nga wax ni bon processus la mais mu mel ni dafa am problème de leadership am ñu ko dippee problème de leadership parce que leader bi su demee ba nga xamee ne ni mu buggee jiitee mënatu ko jiite parce que ñu ngi koy prêter des ambitions comme quoi que il veut récupérer certains leaders de parti pour dugal yóbbu leen ci partem bi ñuy wax alternance générationnelle jot na donc ñu ngi ko koy tuumaal. Est-ce que ambition maanaam nekk ci coalition dafay empêcher nit ki mu am ay ambition personnelle parce que du moment que le président Macky Sall également ngeen ko doon gunge ba depuis 2012 avant même 2012 bon ñuy jàpp ne xëy na du am beneen mandat donc ñoom ku mel ni maître Moussa Diop wala keneen war na mun a am ay ambition personnelle. xam nga ñiy wax loolu mooy ñooñu ak ku mel ni yow ak ku mel ni man xam nañu li xewoon démb ndax li xewoon démb xam nga mooy lan. mooy son excellence Macky Sall bi muy ànd ak maître Moussa Diop daf ko fekkoon mu am ay ambition ñoom ñaar ñu bokk gis-gis bokk yoon mu woo ko waxtaan ak moom ànd ak moom ci coalition Macky 2012 liggéeyal ko donc ñiy wax loolu tey dañu dellu gannaaw di jëli ci loolu
mais yaakaar naa ni ku am ay ambition ba tasante koo xam ne yéen a niroog ambition ngeen boole seen doole ànd ne leen yéen fii ngeen jëm yaakaar naa ne fakkatal balaa app bi di jot amul fi sens kon nit ñi mën ñu leen tere ñu wax ay wax rek la mais moi je dis que nii il faudrait que nit ñi ñun ñu jàngaat naka la ñuy defee de la politique mais la politique autrement la politique de vertu kan nga remplacé ci kuréel bi man ki ma remplacé moom mooy vice coordonnatrice bi fa njëkkoon nekk ndax keroog ba ñu defee ay élection ba ñu defee ay élection maître Moussa Diop remporté ko haut la main dañu élire vice coordonnatrice mooy ñun ñi jigéen ñi ñu taxaw daal ne bu amee góor bu jiite dañuy fexe mu am jigéen bu ko toftal te loolu defe naa ni ci instance yëpp léegi loolu la Sénégal loolu la ñuy doxal parité boobu ñuy doxal vraiment autorité dox ci loo xamante ni lu mucc ayib ñu élire de vice coordonnatrice dans les mêmes conditions def élection wax nga ko léegi yaa ngi topp yaa ngi suivre métier yi ñu élire ko vice coordonnatrice donc am nañu coordonnateur élu démocratiquement ñu am vice coordonnatrice élu démocratiquement te même conférence des leaders boobu moom moo ko élire archive yaa ngi fi boo leen ci demee di ngeen gis photo yi di ngeen dégg son yi waaw ñoo ko élire mais actuellement yaa ko remplacé mais maa ko remplacé la conférence des leaders s'est réunie ci benn séance am daa de constater que y avait des ni ñu koy waxateeti sax des comportements fractionnistes parce que Macky 2012 waaw moom laa lay expliquer Macky 2012 ni ñu ko tëggee dafa am charte boo xamante ni moom mooy doxal moom mooy tracé ni nit ñi war a comporté woo te dafa am loo xam ne dañ ko gëm dañ ne nit ñi ànd dañu war a ànd ci dëgg bokk xel bokk xalaat jëm fa ñu bëgg jëm donc bu ñu demee ba gis ni ci biir Macky 2012 dafa am ñoo xamante ni dañu commencé di xalaatee neneen noo xamante ne tënkuwul ci charte bi wala di am ay jëfin yoo xam ne tënkuwul ci charte bi kooku la conférence des leaders dafa war a toog mu wax ci mais ba léegi expliqué woo jëf fa laa jëm conférence des leaders daa dee constaté ni y a des sorties ci médias yi ñoo xamante ni dañu génnee seen bopp ci Macky 2012 ndaxte boo toogee ci biir Macky 2012 nga créé ci beneen mouvement boo xamante ne ba nga koy def woowoo nit ñëpp da nga am ñoo ci beddi ñoo ci seppi dem teg loolu dañuy jàpp ni loolu warul mën a du lu ñuy béy ba yàlla conférence des leaders daal di jël décision daal ne ñii kat dañoo tàmbalee jël seen yoon dañoo bëgg jël seen yoon mais bu fekkee beneen mouvement la su fekkee beneen mouvement la hors de Macky 2012 warul am problème aussi may ma àggale bu dee loo xamante ne hors de Macky 2012 warul am problème bi kooku dinaa ci ñëw ca biir Macky 2012 la ñu jëlee nit ñooñu ay quelques nit dem defi ji loolu génn ci médias yi daal di ne am nañu leneen lu ñu taxawal loolu nag ñu taxawal nekkatul Macky 2012 ndax man jàpp naa ni nit mën nga am sax lu la metti ci biir kuréel ga nga nekk mais lu ne dañ koy toog waxtaanee ko ñu jëm ci génnee solution donc loolu bi conférence des leaders toogee ba constaté loolu ca la ne kon ñi jël décision daa dee génnee ñi defoon jëf-jëf googu te yéen a ngi suuf médias yi xam ngeen ñan ak ñan lañu poste yooyu nag libre man j'ai été démocratiquement élue pour être vice-coordonnatrice de Macky 2012 donc noonu la ñëwee. waaw mais dama doon wax ma ne mouvement bu fekkee dafa créer mouvement boo xam ne c'est hors de Macky 2012 est-ce que loolu en toi war na mën a poser problème. hors de Macky 2012 ci biir Macky 2012 lañ ko créé. ok parce que. nu mouvement bi tudd. IRM. mooy lan. nu mu tudd initiative rénovatrice defe naa Macky 2012. mais est-ce que aussi madame Kanouté elle n'a pas raison parce que Macky 2012 avant Macky di falu maanaam si la structure bi juddu ngeen gunge ko ba mu
am 2000 mu am 2012 mu am jël pouvoir bi 2012 jeexal na benn mandat mi ngi entamé beneen mandat bi est-ce que jotul aussi ñu yeesal Macky 2012 lan mooy raison d'exister Macky 2012. mais man est-ce que Macky 2012 sax waruñu ko maanaam waruñu ko supprimer parce que amut gistuma sens bi daal. waaw bu loolu kooku yow sa xalaat la bu la neex nga xalaatee noonu waaye man dama jàpp ni Macky 2012 bu fekkee ne daf fi nekk daa dee teg jàppale président ba mu jël pouvoir bi en 2012 ànd ak moom ci programme bu leer nañ programme boo xamante ni séduire tout le peuple sénégalais ba mu def mandaam bu njëkk man defe naa ni aussi bien taxawaay ba mu amoon ca ba muy jël dëkk bi taxawaay boobu la Macky 2012 war a am taxawaay boobu la war a continuer gunge ko ba mu jeexal li nga xamante ni moom la bëgg liggéey ci Sénégal bi donc Macky 2012 tey jii warul dem ba ci digg bi naan dafay wàññeeku déedéet amul sens loolu amul sens nit boo ko àndeek moom ba ngeen taxaw ngeen sos dara da nga koy conserver maanaam da nga koy suuxat da nga koy jàpp da nga koy gunge parce que nag arène politique bi nag comme ni nga ko xamee dafa am ay bandits ay tireurs d'élite ay gangsters de première heure waaw léegi nag la nga xamante ne nag da nga ko liggéey ba mu ñoŋ nga xam ne loolu dong la ñu bëgg pour xëpp ci suuf loolu la Macky 2012 dul may kenn. mais jàppaloo ne Macky 2012 war nañ ko yeesal restructurer waat ko xoolaat yeneen ay orientation s'il faut ñu changer même appellation bi parce que Macky 2012 on est en 2020. xam nga Macky 2012 buñ ko jàpp Macky 2012 que 2012 passé na que lii ak lii tour la bu ñu ko jox mi ngi mel ni tey jii rek mayoo ba ngay juddu amoo benn diplôme nga dem ba ci digg bi nga am ay PhD ay master ak nangam sàngam ñu ne dañ lay yeesalaat mais du ñu yeesalaat sa tur loolu nga am duñ ko ci dolli Macky 2012 loolu la par contre li nga wax d'accord naa ci moom mooy war nañu xoolaat ci biir naka lay doxalee te defe naa ni nag tey jii booy seet loolu rek a waral wax ci nan la ñu seetalaat ci biir moom mooy bi ñu changé bi ñu renouveler les instances vraiment beneen souffle moom moo ñëw beneen souffle moom moo ci am xam nga nit ñi dañu am habitude ci Macky 2012 ñu naan vraiment les leaders de la première heure et moi je dis que ni loolu lu am la loolu lu am la parce que ñëpp xam nañ ni il faut d'abord s'enraciner pour pouvoir s'ouvrir te tey jii les leaders de la première heure yooyu ñoom ñooy sooklu Macky 2012 waaye garab reen yi ñoo nekk ci suuf ñoo ko téye waaye xob yi jebbi ci kaw lañ nekk su fekkoon ni ay reen rek ñooy téye. mais loolu nga wax tamit c'est selon tamit ci fi nga nekk parce que quoi qu'on dise Macky 2012 aussi ñi ko constitué c'est des leaders politiques mais en réalité c'est des leaders politiques yoo xam ne amuñu nit yu bëri aussi. ah déedéet yow loolu sa xalaat la loolu sa xalaat la te defe naa ni kenn du la jàngal dara yaa ngi ci dëkk bii yaa ngi ci média homme de média nga xam nga archive yaa ngi fii yow xam nga yow loolu boo ko waxee tey jii leneen nga mu bëgg wax mais loolu du lu am ñi gunge woon président Macky Sall ba tey jii di ko gunge defe naa ne buñ doon ay como duñ fi toog ba léegi. mais léegi boo leen gungee Macky Sall ba mu jeexal maanaam beneen mandat bi mu nekk nii loolu Macky 2012 dafay continuer exister wala du muy def. ñun daal wala ku ci nekk da ngay dem ci say ambition personnelle ku ci nekk di nga mën a sax bu la neex sax nga présenté wu présidentielle. xam nga man duma tontu ci kàddu yi ñeneen leader li ma la mën a wax moom mooy le président programme bi nga xamante ne moom lañ koy gungee danañ ko gungee ba mu jeex tàkk fu mu yem nag foofu mu yem foofu ñun foofu la ñuy taxaw lu jar def na bu boobaa lañ koy def. mais fii ñu toll nii lenn rek la ñu gis xam nga mooy lan ñu nag Macky Sall ba géej gi fer waaw. Macky lu mu wax loolu la. mais parce que Macky li muy wax mooy li baax. voilà ñu fàttali ne tey jii seen émission tolluwaay jamono ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy Fatou Gueye Diouf di vice coordonnatrice Macky 2012 Fatou Gueye gis nañu ne temps yi li alimenter l'actualité politique bokk na ci troisième mandat gis nañu ne ay ténors politiques des gens yoo xam ne ils sont haut placés di génn di wax ay propos comme quoi que Macky Sall mun na am troisième mandat yow ngay actrice politique
di yëngu ci wàllu politique bi naka nga gisee loolu ndax 3e mandat war na mun a am ci pour président Macky Sall. xam nga man Diop dafa am loo xamante ne lecture bi may def dafa am loo xam ne ci àdduna noonu dama ko ci fonctionner mooy nit ki nag dama koy bàyyi liberté am mu wax la mu xalaat donte nag daf ma sax féete kaw wala man ma féete ko kaw man dama jàpp ni kàngam yooyu ngay wax bu ñu waxee seen xalaat ci benn mbir loolu ñu wax ñoom la engagé fa ñu koy teg ñoom nañ ko gisee mooy bu dee dañu foog dañu interpréter seen xel fa la toll loolu la ñuy wax xam nga man lan laa gis moom mooy waxi 3e mandat en toute honnêteté man dafa dul wax xam nga lu tax du wax parce que fii ñu toll nii dañu am lu ñuy liggéey te ci loolu la ñuy jëm gis nga man du ma jóg ne damay jóge fii dem université Cheikh Anta Diop ñu dem ba relais nit bëgg ma fa taxawal naan ma duggal ci relais be wala balaa ngaa gi Cheikh Anta Diop looy def ak loolu bàyyi ma dox sama dox ba ma àgg fa ma jëm su ma àggee fa ma jëm nag foofu dinaa jéem a xalaat la nekk sama kanam lan la man pour man le 3e mandat dafa dul wax ku mu neex na nga ci wax sa xalaat la. mais am nga ci xalaat yow. man déggoo xanaa li ma la wax man sama xalaat xam nga mooy lan. lii ñu liggéey nañ ko liggéey man fa la sama xalaat taxaw te la may dox ci biir Macky 2012 moom mooy tey jii en tant que jigéen ñëpp ànd. li président Macky Sall bëgg liggéey ci dëkk bii Sénégal gii. ñu fas yéene ànd ak moom nee naa la sànq ba géej gi fer ba géej gi fer. jógee Dakar fu mu leen bëmax daal ngeen dem. bul wax bëmax parce que bëmax dafa péjoratif. fu mu leen yóbbu daal ngeen dem négatif bu question fu ñuy yóbbu. Macky Sall président Macky Sall mais ñun ñoo ko fal. maanaam ñun ñoo ko jox yoon bu muy jaar. donc ñun booy seet sax ñun ñoo koy bëmax. waaw lu constitution bi wax ci mandat sax. loolu débat boobu du ma dama lay laaj rek déedéet débat boobu du ma ci dugg. parce que damay yaakaar ni fii am nañu ay éminents juristes. am nañu ñoo xamante ne ci loolu rek la ñuy xalaat. loolu rek la ñuy réfléchir déedéet déglu ma am nañu ay éminents juristes te lañ ci wax nit ñi dégg nañ ko man du ma ñëwaat ci affaire lan la ci constitution bay bi wax. am nga ci xalaat. déedéet nee naa la fi ma tumtool nii. sama xalaat xam nga lan la. nañu liggéey bi li tax ñu tegoon ko fi. nañ ko liggéey. bu ñu liggéeyee ba mu jeex après ñu seet leen feneen la ñuy dem. voilà du ba ma du dara nag. mais loolu man pour man moom mooy liy yoon mooy li ñu war a def. bu ko wax ci sujet bi ndaxte gis nañu ne sax non du ci question parce que remarque qui a été faite mooy ñu si bëri wax nañu si sujet bi wax nañ si loo xam ne dëppawul ak li nga xamee ne xëy na nee nañu entourage président de la république loolu la ñuy mbëbët waaye li leen ci fekk gis nañ ko tout dernièrement gis nañu ñaar mooy ñu ma la doon wax ñoo xam ne muy Mbaye Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne wax nañu waaye ñoom ñu ngi nii. waaye ñoom loolu seen xalaat la ñooñu seen xalaat la. seen xalaat la bu leen neex mais man sama xalaat man mii madame Guèye Fatoumata Diouf li ma gis xam nga mooy lan nañu liggéey. man du lu këtt de joon nii lii ñu war ko def defuñu ko ñuy ut leneen lu ñuy xalaat man maa duggul ci boobu gàmm. ok donc mu mel ni kon Macky Sall am na lu ñu ko fale woon def na premier mandat di entamer 2e mandat bi ñu ngi ci 1 an tout récemment lañ ko doon fêté. Est-ce que Macky Sall li taxoon ñu fal ko est-ce que def na ko lépp. xam nga da nga ne jeexal na premier mandat mi ngi jëm ci 2e mandat. est-ce que liñ ko santoon yëpp def nañ ko mais yow ci sa bopp yaa tontu wax ji. ci na ko da nga ne dañ ko fal mi ngi dem ci 2e mandat est-ce que li mu war a dem yëpp dem nañ ko alors que 2e mandat bi 1 an la ci amagul. waaw. kon ça veut dire que c'est évident que ni àggaleegul yëpp c'est un processus dama lay jox benn exemple autoroute yi ñu fi def péage beeg yooyu mais du président Macky Sall moo ko tàmbale waaw keneen a ko tàmbale ci ab programme président Macky Sall ñëw programme yooyu mu àggale ko et pourtant kaka ci doon teg ba mu ko doon teg les gens n'y croyaient pas mais tey ji président Macky Sall dafa ñëw àggale ko nit ñi gis ni am na njëriñ c'est un exemple rek bi ma lay jox. donc premier
mandat am la mu ci dëxin noonu ak askan wi nit ñi gis nañ ko. parce que loolu moo tax fekkoon président Ablaye Wade tàmbale woon ko non xaaral dama la jox un exemple dama la exemple laay jël ci autoroute yi. benn exemple. premier mandat am la ñu ko santoon def na ko ba matal ko looloo tax ñu renouveler confiance bi dénkaat ko dénkaat boobu àggale la tàmbali la. mais mënul am ab 1 an kese lan nga ci mën a def mu jeex ba nit ñi bëgg évaluer c'est pas possible man dama bëgg nit ñi aussi bon xaw ma mooy li ma la wax rek nit ñi moom kenn mënul tere kenn mu wax kenn mënul bu tere kenn mu réfléchir mais li am ba des moom mooy mënoo évaluer en 1 an yow mu leeral ni kii ci premier mandat am mais nit ñi la mu waxoon ak askan wi def na ko ba tax mu renouveler confiance tabaat ko mu war a àggale en 1 an ñuy laajte ay résultats yan résultats la ñuy laajte lu ñu waroon tàmbali ci premier mandat bi tàmbale nañ ko buy jeex ci deuxième mandat bi lay jeex lu waroon tàmbali ci deuxième mandat bi buy jeex xam nga kañ lay jeex man dama naan heure bu ñu demee ci PSE bi y a l'horizon 2035 Abdoulaye Diop yàlla na la yàlla def nga nekk président de la république xam nga bu boobaa fan lan la ñuy wax la Macky Sall tàmbale woon moom lay àggale. mais su fekkee aussi dafa am ku la fi jiitu mu bàyyi fi ay projet yu baax en réalité au nom de la continuité de l'État soo ñëwee da nga ko war a yeggali. mais suñu dirigeants yi ñu si gën a bëri également suñu ñëwee dañuy fekk ay projets yu baax des fois ñu jël si benn wala ñaar yu si des ñu bàyyi ko wala ñu soppi tur bi. moom sax ñu ngi koy jiiñ ne am na si projet yu ba dafa soppi tur bi. xam nga nit président Macky Sall dañ ko élire sur la base d'un programme bi mu ñëwee li mu fi fekk ñu war ko continuer l'état c'est la continuité yow sama wax nga ko sànq li mu ci war a continuer yëpp continuer na ko mais programme am li tax ñu élire ko. mais loolu lay def bréviaire. yow bu ñu la mandaté ne la lii la ñu bëgg nga def yow di nga bàyyi lañ la sant pour nga def ko di dem di jëli ji leneen déedéet. mais nag attention non attention lu ci bari nag lu ñu ko santoon defu ko non waaw mais loolu yow ci sa gis-gis la lu gën a am importance. ci loolu ci sa Sénégalais gis-gis la yi ñu santoon ko Sénégal Macky Sall bi mu koy jël. président Macky Sall bi mu koy jël. fépp a doon metti. ku ñëw loolu ngay wax. fépp waaw mais parce que loolu moo am lu ñëpp wax mooy am. lu ñëpp wax nag mooy dëgg fépp a doon metti. mais ba léegi fépp fan mooy urgence déedéet je suis désolé le Sénégalais lambda moo gën a yëg métit bi fu mu nekk nii hausse généralisée produits de denrées de consommation courante yëpp yokk nañ ko. xam nga Sénégal dëkk la ci biir àdduna dëkk la ci biir continent nekk ci biir àdduna gis nga lay tullee fee day wàlli fii am na loo xam ne mënuñu ci rëcc bu hausse baril pétrole amee dañ koy ressentir à tous les niveaux. bu wàññi amee nag. bu wàññi amee dañ koy ressentir à tous les niveaux ndax am na fi du wàññi day am te bu wàññi amee nag malheureusement nag dafa mel ni nit ñi dañuy amnésie. kon loolu wàññi amee kenn du ci wax. kon loolu waaye bu hausse amee mais c'est normal est-ce que wàññi am na Sénégal mais c'est normal. est-ce que Sénégal xam nañu wàññi Sénégal xamuñu wàññi. parce que damay wax ndeysaan comme li kii bi li syndicaliste bi di wax. danaan syndicaliste bu toogee la muy xeex looloy priorité ci moom bés bu ko xasee ba ŋàbb leneen doon na priorité ci moom. et c'est normal c'est de bonne guerre. c'est normal mais dama lay wax lu leer. mais denrées consommation courante yi priorité ñëpp la. xëy na yow du sa priorité parce que yow xëy na mën ngaa jënd ceeb. non déedéet bu lu fu mu cher fu ne dafay cher ci man loolu yëpp yokkoo dafay yokku ci man parce que duñ ko appliquer ci X bàyyi Y ça suit tout le peuple ça suit toute la population mais dafa fekk ni gis nga man bu ceeb yokkoo man ceeb riz importé bi du ma ko jënd man riz local lay jënd sama poos fa mu yem fa laa si man damay béy ceeb sama jëkkër day béy ceeb donc man loolu laay dem jënd ji
donc samay bëgg-bëgg dama koy adapté ak circonstances yi metti bi kenn waxatu ko mais metti boo xamante ni est-ce que mi ngi Sénégal rek la yem mais c'est un phénomène mondial léegi y a plus de barrière lu metti tey jii fii Europe ci balaa tisbaar mu metti fii metti na Amérique metti noonu la. kon fluctuation yi. fépp la. mooy maanaam moo engendré yokku bi donc yokku bi da nga trouver yokku bi c'est normal. déedéet dama ne la. Sénégal dafa nekk benn pays ci benn continent boobu nekk benn continent ci monde entier bi et il y a plus de barrière tout est lié coût yëpp c'est lié tey hausse baril bi bu yokkoo fa la budd ñay tax mu la muy liñ koy jëndee lay tax ñuy jënd ay yenn denrées yi bu yokkoo ña koy andi transport bi yokku bu li koy dugal Sénégal yokku voilà bu muy agsi day cher ainsi de suite comme mu nekk loolu comme mu nekk leneen c'est un phénomène global international. sa explication nga joxe. waaw mu mel ni également remarqué nañu ci en deuxième mandat Macky Sall bi gis nañu subvention yu bëri yoo xam ne dañ ko defoon ci produit yi dañ ko dakkal bokk na ci li nga xam ne mooy électricité bi ak yeneen ba salut à valu sax ku mel ni Guy Marius Sagna tey ñu tëj ko ci kaso bi ndax dafa demoon di ñaxtu ci ci yokk boobu nga xam ne meeku nañ ko ci prix électricité bi tey ji yaakaaroo ne état bi dafa toll foo xam ne warul seetaan ñi nga xam ne ñooy askan wi war na leen mu gën a mën a jàppale ba nga xam ne dañ ci mën a génn. waa xëy na yow da nga jàpp ni état bi dafay seetaan askan wi jàpp naa ni état bi seetaanul askan wi ndax état bi xam nañ ni askan wi moo leen fi teg donc ci soxla ci bëgg-bëggu askan wi la ñu nekk heure bu ñu xëyee ba bu ñuy tëdd mën nga ma wax nag le contraire bu la neexee mais loolu. mais bu ci nekkoon bu nekkoon ci bëgg-bëgg askan wi. du yokk courant bi du yokk. du yokk courant bi du ñu yokk ceeb bi du ñu yokk maanaam produit yu bëri dafa yokk actuellement. xam nga man li ma neex rek yokkum courant bi moom buñ ko yokkee ci yow di nga ko fay man buñ ko yokkee ci man dinaa ko fay waaye xam naa rek yokk boobu dana permettre ñenn ñoo xamante ni mësuñu am dara danañ am dara ci courant bi ndax am na ñoo xamante ni lañ doon subventionné léegi ñooñu lañ ko teg ñooñu lañ ko séddale dana permettre ña mënul woon am dara xam nga. waaye dina. xam nga dina satisfaire un peu. FMI Fonds monétaire international nga xam ne depuis des années ñu ngi topp Sénégal ne subvention bu ñuy def ci électricité bi dafa bari il faut ñu wàññi ko. yow da nga koy aligné ci dañu bëgg satisfaire FMI man dama koy aligné ci dañu bëgg au moins ña mësul am dara ña mën nañu chaîne de solidarité boobu. ña mën nañu am lu ñu jàppale ña mësul am dara. ñu am lu ñu mos. man chaîne de solidarité boobu laay gën a gis donte nag buñ koy yokkee da nga koy fay dama koy fay donc loolu yëpp c'est pour rek toujours boo amee équation wu sama population dama leen di déglu damay xool la ñuy jànkanteel waxuñu la nag lépp dafa mat mais loolu si souci d'équilibre boobu même bu fekkee tu ne parviens pas à équilibrer correctement mais yaa ngi ci jëm yaa ngi ci tey jàpp naa ni président Macky Sall ak état am suba heure bu ñu yeewoo ca la ñuy nekk ca la ñuy yendu ca la ñuy fanaan. voilà loolu sama conviction. voilà mu mel ni Fatou Gueye bokk na ci également ci li taxoon ñu fal président Macky Sall l'emploi gis nañu ne suñu sukkandikoo ci ministère en charge bu ministère bu yor du travail ak direction études économiques wax nañu ne 77 684 emplois ont été créés en 2019 alors que le président Macky avait tablé sur 200 000 c'est largement en deçà ci lu mu prévoir est-ce que loolu du laje. ci ban période jox ma ci ban prévision am loolu yooyu de telle année à telle année la. Je parle de l'année 2019. de l'année 2019 prévision yooyu du woon pour année 2019. prévision yi c'est pour tout le programme jaar-jaaram yépp lii la prévoir ci emploi xam nga problème mu emploi 5 ans 1 million d'emplois la wax. xaaral xam nga problème mu emploi muy yow muy man c'est tout un système éducation donte am na ci wàll mais daf ci am loo xamante ni dafa nekk aussi ci nit ñi ci population bi état dafay teg ay dispositifs ay mécanismes
yoo xamante ni pour créer emploi danaan lii dama ko fi tekk yombalal leen da ngeen di ci jëm pour mën a am dara. xam nga système classique d'emploi nit ñi dañ ko xamoon mooy da ngay jàng soo paree ñu recruter la. loolu moo mënatul am parce que dafa saturé. te loolu du ci nguuru Macky Sall la ko nit ñi xamee nit ñi xam nañ ni loolu mënatul a ne avant Macky Sall. Macky Sall ñëw daal di ne comme loolu dafa jafe man damay mettre en place ay mécanismes yoo xamante ni dana yombal ndaw yi ñu tourner vers l'auto-emploi mais tey jii mais kuréel yu bëri ni nga ko fi teg ay 3FPT yoo xamante ni dañ lay accompagner mais am na ay structure ay BNDE am na fi yeneen structure yoo xamante ni ñi ngi ko fi teg boo demee tey ji au niveau de la microfinance et de l'économie sociale solidaire am na fay ay kuréel yoo xamante ni day mën a accompagner xale yi jigéen ñi demal ministère de la femme dafa am ay DER ay DER yooyu yëpp donc yooyu yëpp ay réponse la mais yooyu en réalité est-ce que c'est pas des coquilles vides parce que on parle de DER mais man jeune ñu ma gis non mais attends jeune ñu ma gis yu bëri dañ nee nañu mënuñu jot ci financement bi parce que affilié wuñu Alliance pour la République. Non je regrette xam nga dafa am wax joo xamante ni waxi politicien la parce que dama affilié wul APR moom moo tax man neewuma APR man gis naa ñoo xam ne nekkuñu APR te financé nañ leen non du problème mu APR nga nekk ak nga bañ a nekk APR déedéet amal projet dañ lay laaj projet amal projet nga ñëw ñu financé la ils feront de telle sorte que yenn yéexaay yi doo ko ci daj da nga ñëw boo déposer sa projet mais yow nag nga bëggee ñu financé la te doo andi projet loolu tamit il faut que ñu xam ko gis nga fii sànq wax nañu ci problématique wu éducation financière gis nga fii nit ñi auto-emploi ci boppam fa la ñu war a tourner toog di xaar naan nguur gi ñoo utal ma liggéey loolu c'est révolu c'est banni na nit ñi am esprit entrepreneurial jóg sol seen dàll jumtukaay yaa ngi fi fuñ ci dem danañ leen yombal boole leen teg leen fii ngeen dem créer seen dara créer entreprise xam nga buñ la jàppalee ba nga créer entreprise en fait c'est ça la clé c'est ça Diop tey ji yow buñ la financer nga créer sa structure mais yow da ngay dem recruter 100 xale en fait c'est ça l'objectif da ngay dem recruter 100 xale yooyu boo leen recruter ñuy liggéey ba nga xamante ne atteindre nañu benn vitesse mais da nga ciy jël kenn koo xamante ni génnee ko mu dem ci beneen gox mu def lu mel noonu nga dupliquer système boobu en fait loolu la nit ñi dégg. mais xam nga créer entreprise ak doxal entreprise également. c'est tout un fossé parce que mën nga créer entreprise. am entreprise mais. doo am moyen yu koy doxal. mais moom laa la wax les nit ñi ñoo demul vers les mécanismes yaa ngi fi. nit ñi am na wax man la sànq en faire emploi dafa am loo xamante ni dafa jógee ci nguur gi mais dafa am loo xamante ni ci nit ki la parce que yow si tu n'as pas l'esprit d'entrepreneuriat yow sa bopp si tu te da nga naan sa bopp yow a priori loser nga mais doo dem il faut y croire yes we can. da nga jàpp ne kon jeunes yi dañu am esprit loser. la plupart du temps dañuy jàpp ni ñoom bu ñu demee créer seen entreprise du taxaw. parce que dañ koy jàpp ci seen xel. da ngay dem defi ji formation. non mais doo déglu ma c'est un peu facile gis nga créer entreprise moo gën a yomb fi Sénégal bi 48 heures mën nga am entreprise. waaw mais am na ci ñoo xam ne mosu leen ci fekk. entreprise moom laa def ay coquilles vides entreprise yoo xam ne. pourquoi tu as du mal pour faire fonctionner l'entreprise parce que tu n'as pas l'esprit tu n'as pas l'esprit d'entrepreneuriat c'est ça si tu crées ton entreprise. yoo xam nga ne y a des leviers y a des dispositifs qui sont là qui peuvent te permettre tu peux aller dans une banque ñu lebal la tu peux aller dans mën nga dem non. mais moom laa doon wax sànq si wàllu éducation financière c'est parce que tu koy créer entreprise mais doo xam fooy jaar pour am koppar loolu mooy problème bi. moo tax te loolu ça incombe à l'État moo war a communiquer. État bi communiquer na l'État communique dispositif bu ñu fi teg État bi dafa communiquer mécanisme yi koy accompagner lépp mi ngi ci mais nit ñi. ñoom ñoo ci ñi ko xamul ni ko olof ñoo ci xejjul en fait ñoom ñoo ci duggul ba kii ci xam nu ñu koy waxee ci olof. mais balaa nga ciy dugg day fekk nga xam. si dañuy xam dañ dul jéem dañu bëgg
toog état bi créé yëpp ñoo andi jox la déedéet. L'entrepreneuriat c'est pas ça, il faut avoir un projet boo xamante ni ça vient de toi. nga génnee projet boobu dafa laaj formation. waaw bu jaree formation daf te yooyu am loolu am na fi ay 3FPT ñi ngi fii gars yaa ngi fi di former. université yi léegi université yi formation yu ci bëri sont des formations professionnalisantes. waaw mais xam nga aussi c'est trop facile des formations professionnalisantes ok des fois da ngay dem ñu former la. bu nga génn ak sa diplôme mais diplôme boobu du méngoo ak. besoin marché bi. da man mii bu ma leeree ni damaa bëgg ëllëg dem am tool damay dem jàngi ji métier boo xamante ni c'est lié à l'agriculture sama projet dama koy téye ma dem yokk sama xam-xam ci loolu. mais pourquoi module de formation yi ñuy proposer jeunes yi du nekk ay modules yoo xam dafay dëppoo ak besoin du marché. jox ma benn exemple par exemple mun naa la jox benn exemple ñu ngi jëm ci l'exploitation du pétrole c'est très prochainement léegi nii ren war na mun a fekk muy am ay formation yu ñuy préparer pour 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans yoo xam ne dañ si am ñoo xam ne bu ñu si génnee daañu mun a directement ñu insérer leen ci secteur pétrole. Diop xanaa yow doo suivre affaire yi loolu ça existe il y a des établissements qui ont été créés rien que pour ça à l'université Cheikh Anta Diop gii am na les métiers du pétrole du gaz ça existe avant même ñu naan voilà ni ñu commencé naan pétrole bi malédiction la ak yooyu te wax yooyu muy wax yu ñu war a teg fee xam nga. yooyu existe na les métiers du pétrole et du gaz existent il y a des écoles qui forment dans ça Diop. loolu waroon nga ko xam te xam nga ko da nga bëgg a wax loolu rek waaye loolu xam nga ko. voilà ñuy fàttali ni tey jii ñu ngi dalal Fatou Gueye Diouf di vice coordonnatrice Macky 2012. Donc ñu yeggali waxtaan mi bokk na ci waxtaan mi li ñu dippee le dialogue national ñu entamé ko tout récemment sous l'égide de Famara Ibrahima Sagna ancien président du conseil économique et social sous l'ère Abdou Diouf tey jii. mu mel nii mun nañu wax ne def na unanimité ci jiite bi nga xam ne jiite na leen ko ndax ñu bëri ci ay kàngam dañu jàpp ne nit ku sobre la koo xam ne war na mën a jiite kuréel mais gis nañu ne waxtaan bi mu tàmbaleeg léegi dafa am ay aspects yoo xam ne daf ci am ay blocage bokk na ci dossier Karim Wade ak dossier Khalifa Sall muy 2 personnalités politiques yoo xam ne bokk nañu ci ñi nga xam ne dëgg yàlla waroon nañu mën a indi maanaam réponse Macky Sall maanaam war a mën a jongante ak Macky Sall mais saa ñu ko tuddee rek waxtaan wi yàqu ndax loolu thème la yoo xam ne war nañ ko fi mën a waxtaan donte dialogue national la ñu wax. man gis nga dialogue national bi Diop li ma ciy mën a wax rek moom mooy rafetlu dialogue national bi xam nga ndax lan il y a 1 mois dama doon def cleaning day. Et je disais que ni dafa am lenn loo xamante ni moom la sénégalais yëpp war a jàpp. moo di président Macky Sall il a été élu par une frange de la population mais l'autre frange aussi àndul ak moom ñoo ñet ci dëkk bi la ñu bokk. te gis nga dialogue national bi mu nekk loo xamante ne li ma ci rafetlu moom mooy dafa dajale ñëpp ci benn soxla. ku ci nekk nga war ci war a mën a génnee teg nit ñi jëriñoo ko et président de la république dem fu gën a sori sax daal ne lépp loolu lañ ci tënk man danaa ko doxal na ngeen ko tënkee kon xam nga ni lu inclusif la te dañ ci woo ñëpp day am nag ay blocage moi je dis que ni li ma doon jaaxal doon nekk surprise ci man mooy dialogue bi tàmbale rek di naan di def nii bu boobaa dama naan non attends mënta ne mais man à chaque fois que ma yeewu di dégg ñu naan dialogue bi am na ay waxtaan je me dis alhamdulillah ça veut dire que y a des contradictions te contradictions yooyu dinañ ko lever dinañ ci waxtaan yëpp ci question politique yi la lépp ci question xoolal ci lépp sax dama lay wax ci lépp sax dès l'instant où opposition ngi fa toog pouvoir a nga fi toog ñu bokkul ci dara ñi nga fa toog waxtaan boobu di fa jub damay jàpp ni dafa mel ni gémmiñ rek ni làmmiñ ak bëñ di dëkkee il faut que léeg-léeg bañ wone ni man maay budul man ñam bi du mokk làmmiñ di ko won budul man ñam bi du tooy
xëccoo am waaye danañu mujj ànd. gis nga nag la ñuy waxtaanee ci biir dialogue bi man dama naan am na ci yoo xamante ni mën nañ ko faa baax. maanaam ba ñu paree. ñañu fa teg pour ñu waxtaan ci muy question. ñañu fa teg ñaari dossiers yi mën na su ko waxtaanee. waaw de man. pour l'instant man du teg nañ ko fa. nit ñaa nga cay waxtaan. nañ ci waxtaan ba ñu ci kanam. non ñi ànd ak nguur gi dañ ci nangul waxtaan. nañu ci waxtaan seen noonu mais du blocage du problème. taxul dialogue bi am problème. loolu ça montre que ku ci nekk yaa ngi accepteel sa moroom. ci li mu ne. yow itam yaa ngi nangul déglu sa moroom. bu ñii d'accordul ci ñii lii ça veut dire que ñële dinañ def effort déglu ñii lii di wax jéem leen a jéem a xam li wundu la ñuy wax. ça veut pas dire que ay dañuy rayante. mais blocage la. waaw blocage moom laa def blocage parce que loolu moo lay won ni waxtaan dafa am. mais ay nit bu ñu seqee waxtaan mais lépp ñëw ça coule comme l'eau de roche jarul woon waxtaan. il faut ma contradiction. xam nga yow nee nga ma sànq fii dafay na dëgër rek buñ fi jógee mu neex. mais terewul buñ fi jógee bu waree neex day neex. mais li ñu war a waxante dañ koy waxante en fait man loolu mooy charme dialogue bi. ku nekk ñëw les contradictions ñëw man ce qui m'aurait étonné moom mooy ñu ñëw ñu teg dialogue bi boobu ba léegi ñu naan gongo. loolu bu boobaa lu muy firnde. non bu boobaa dama naan mais jarul woon ñu naan ñii d'accord nañ ñii d'accord nañu waxtaan autour d'une table. ok voilà da nga wax léegi lu am importance muy cleaning day ñu jàpp ko set man mun naa ko tuddee set setal ci ce terme bu gën a simple quoi cleaning day set setal mais gis naa ne cleaning day bi c'est une très bonne initiative am na aspect politique am na aspect yëpp ci biir mais dama gis dafa am ay nit yoo xam dañu am importance ci wàllu set setal muy les concessionnaires mooy borom woto yi fu ñuy yëpp mbalit beeg yooyu mais gis naa ne cleaning day bi kenn tudd leen si benn yoon kenn associé wu leen si ndax loolu du loo xam ne mën na koo gàllankoor parce que set setal te boole woo ci concessionnaire yi est-ce que loolu mën na am réussite. yooyu da ngay gis ni concessionnaire yi bokkuñu ci. kon bu ñu defee cleaning day ba pare li ñu dajale. ku koy xaw ma yan moyen la ñuy utiliser. xaw ma yan moyen la ñuy utiliser parce que man dama toog concessionnaire ñu ne kenn associé wu leen si. concessionnaire yëpp ñoo wax loolu. benn concessionnaire laa toogal mu ne kenn boolewu leen ci. ça c'est l'exception xëj na concessionnaire boobu xëj na moom. am na ay concessionnaire yu ñu si boole. ñan ak ñan ñoo fi concessionnaire yi. bëri nañu. jox ma ci exemple rek jox ma ci ñi ci gën a siiw. du ma leen citer nag non du ma leen citer. non concessionnaire yi mais Ablaye concessionnaire yi bu ñu liggéeyul woon ci loolu mais kon set setal du am de parce que la ñuy génnee am na ci zone yoo xamante ne bañ ko set setal la fa génn bu concessionnaire ñëwul woon dana dem ñi concessionnaire du moom mooy ñi kon nga jàpp ne xëy na mooy ñiy tourné du mooy ñiy jël mbalit mi. waaw borom oto yi du ñoom la borom oto yi. waaw mais fu cleaning day am oto ngi fa taxaw. kon dafa am xëy na kon dafa am ñoo xam ne dañ leen ci boolewul. mën na am loolu la parce que xamuma ñan ñoo la wax loolu. mais man jàpp naa ni cleaning day bu amul woon concessionnaire bu jël mbalit xam nga lu muy doon. dirty day. man day gën a tilimal. journée sale lay doon. yaa ngi imaginer liy génn ci mbalit boobu bi ñu ko tàmbalee def boo xam ba léegi ñaata weer la boobu ba léegi ñu dajale ko non loolu dafa kiiwul sax. dama ragal ni waaj bi muy wax ak yow dafa doon kii noonu rek dafa doon kii noonu rek doon waxtaan ak yow noonu rek. loolu nga yaakaar waaw. de façon moom mu ngi toog di ñuy déglu. mu mel ni nag Fatou Gueye Diouf temps bu ñu joxoon jeex na xanaa mu lay jox rek nga tàggoo. waaw Ablaye Diop donc ñu ngi lay remercier di remercier sa équipe bi la accompagner di remercier aussi comme ni ma ko waxee woon sànq rek sama naataangoo leaderu Macky 2012 yi te di wax ni ñun waa Macky 2012 li ñu ñor leen rek la moom mooy lañu dëxi noonu ak son excellence ab monsieur le président de la république Macky Sall te 2012 jógewuñu ci ña nga ca loolu. ñun jigéenu Macky 2012 tey la ñu gën a laxasaayu pour ànd ak maître Moussa Diop ci gannaawam
jébbal lépp son excellence Macky Sall gunge ko ba la mu namm ci Sénégal gi mu am ko. maa ngi lancé waale sax benn appel en même temps parce que normalement ca samedi bi maanaam suba le mouvement des femmes di teg ay bànqaasam maanaam di ut jigéen boo xamante ni mooy jiite mouvement des femmes donc ñu ngi la koy baaxewaale. donc te di ko fàttali aussi jigéen ñi nga xamante ne mooy jigéenu fàq tëddu président Macky Sall yi jigéenu fàq tëddu Macky 2012. ci gannaaw maître Moussa Diop. le coordonnateur national. maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. voilà ñu ngi lay gërëm di la sant également Fatou Gueye Diouf di vice coordonnatrice Macky 2012 di gërëm di sant ñu jàpp ci liggéey bi muy caméraman yi ak régie di leen jox dig daje incha allah beneen samedi merci beaucoup. jërëjëf.